mbokk yi xarit yi am di jàmm yi ñuy am mbégte bu yaatu di leen indilaat seen émission daan doole nag mooy émission bi nga xam ne mooy wane góor ñi ak jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi nekk ñu am jom di liggéey di daan seen doole di dóor waar nekk ci secteur bu ne fépp dinañ fa dem wane ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi nekk ci réew mi. tey nag daan doole préféré sujet bu am importance mooy càq-càq livreur yi. livreur yi nga xam ne ñoo nekk biir Dakar di daw di def càq-càq fépp fu ñu leen di gis ñu nekk ay jàmbaar lool muy góor muy jigéen ñu nekk ci liggéey bu am solo jamono gi ñu nekk nii sax li nga xam ne mooy activités yi nekk ci biir réew mi ñoom ñoo nekk au centre du yóbbu colis yi du yóbbu marchandises yi du yóbbu añ yi reer yi ndékki yi waaye tamit du yóbbu bépp bagage administratif ñoom livreur yi ñoom la ñuy waxtaanee tey ci seen dundinu métier waaye tamit ci seen diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi wàllum sécurité dinañ ko waxtaanee wàllum feu yi nga xam ne dañ koy faral di brûler di bañ a respecter code de la route dina bokk tamit ci question yi nga xam ne moom la ñu nar a waxtaanee waaye tamit li nga xam ne moom la ñuy dépenser par jour ngir doxal seen métier dina bokk ci lu ñuy waxtaanee dina bokk tamit ci lu ñuy waxtaanee tamit moom mooy accident yi nga xam ne day faral di am ci tali yi mu nekk lu métti loolu askan bi di ko jooy saa su ne. hôpital boo dem di fa fekk ay càq-càq yu tëdd ñii di jooy tànk yi damm wala loxo yi damm loolu yëpp dina bokk ci lu ñu war a waxtaanee dinañ waxtaan tamit ci domaine administration seen këyit yi nga xam ne état mu ngi leen koy laaj ci wàllum carte grise assurance ak permis de conduire loolu yëpp dina bokk ci lu ñuy waxtaanee waaye tamit matriculation yi nga xam ne état bi tamit jël na ko ak décision yi mu jël ci taxi yi nga xam ne ñoom dañ ko war a sol ñu bëri nag di ko jëfee mais nag am na tamit ñeneen ñi nga xam ne tamit ba léegi nanguñu ko jëfee mais lépp ci sensibilisation lay doon dinañ ko waxtaanee fii seen émission daan waaw yaa ñoo ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay bu baax. waaw livraison nag man Ahmadou maa ngi ci dugg 2016 maa ngi ci dugg depuis 2016 boo xoolee jamono yooyu sax liñ doon wax livraison du woon ay transport moto. da nga doon toog sa kër ñu woo la téléphone ne la am na benn colis bu nekk fii ñëwal nga jël colis bi nga yóbbu ko endroit tel ñun ci loolu lañ débuté c'était en 2016 waaw dox na nag période boobu moom macha allah parce que boobu gars yu bëri xamaguñ ko woon waaw ñenn ñu tuuti ñoo ko xamoon ci nit yi mais fur et à mesure muy gën a dem xam nga liggéey bi gën a élargir. waaw gis nañu ne diggante boobu ba léegi am na yokkute bu ci am ndax léegi affaire bi gën na am ampleur yéen nan ngeen koy dundee. waaw mooy ni ñu koy dundee ci tali bi rek xam nga da ngay xëy di sabablu rek da ngay xëy taal sa mboto génn di sabablu mais tamit bëri na ay conséquences yu ñuy jàkkoonteel ci xam nga kaw tali bi comme si lu ci mel ni xam nga policiers yi waaw ku ci mel ni xam nga yenn étranger yi xam nga. ñun daal comme doomu réew bi ñun nu ñuy bëgg ñun moom wax dëgg yàlla liggéey bi gisatuñ si suñu bopp comme ni ñu si doon gisee suñu bopp ay 2016 2017 ba ci période Covid bi waaw ñu la nëbb dara Macky Sall jàppoon na trop ci cag-cag yi wax dëgg fa yàlla Macky Sall moom bu mu fiy nekk macha allah cag-cag yi dañ doon liggéey normal te policier daanuñu woon sonal ci dara waaw mais nag ñoom ñooñu mën a dooleel quoi comme niñ koy waxee ñoom ñooñu mën a dooleel parce que ñun dañu nekk ay jeunes yoo xam ne tey ñoom état bi joxuñu emploi ñun ñoo jënd suñu scooter créé suñu emploi comprendre nga kon ñun état bi daf ñu war a subventionné jàppale ñu parce que ñun ñoo créé suñu emploi voilà man loolu laa gis. dafa mel ni li ngeen di jëndee scooter yi nekk na loo xam ne seer na trop si yéen daal dajale gu métti la. waay grand billaahi wallaahi talaay scooter fii Dakar fii daf fi cher. da ngay gis scooter bu gën a tuuti rek day déparé 450 000 500 000 600 000 jëm kaw waaw xam nga loolu tamit dafa cher yow xalaatal nga taqale loolu wala sa benn mbokk jàppale la utal la benn machine nga commencé di ci daw waaw foo tourné tamit xam nga tamit policier du la may jàmm xam nga yaa ngi koy jàkkoontel tamit ak étranger yi ñoom tamit dañu ñëw accaparer rek livraison bi carrément yow mënatoo sax gis sa bopp barki yàlla. bilaay tamit jamono jii yéen ay jàmbaar dëgg ngeen ndax yéen a ngi nekk ci tali bi ci tàngaay yu métti muy taw muy sedd ak dëkk bi situation bi munti nekk nag yéen a ngi di dimbale askan bi ci wàllum livraison yi ci wàllum yóbbu colis yi ba ci marchandises yi sax nga xam ne commerçant yi ci la ñuy yëngu
daanaka liggéey bi si bëri yéen yaa leen koy motale mais tey condition yi nga xam ne état si la leen tegoon mooy maanaam carte grise yi permis yi sol taxi yi def numéro moto yi yéen fan ngeen si toll. waaw état bi début bi ñoom waxoon nañu dañ ñuy jàppale si carte grise yeeg permis yeeg yooyu mais fur et à mesure da ngay dem début la woon rek gars yi di ko njëkkante rek mais boo xoolee fii Sénégal lenn mooy suñu problème mooy amuñu suivi ci dara te comme ni ma la ko waxee rek ñun ñoo créé suñu emploi boppul état joxuñu ko kenn joxuñu ko kon état bi war nañu mën a dooleel ci yooyu noonu ndaw yi ñun dañuy daan suñu doole rek ñun xam nga tëbatuñu tëb rek am lu ñuy am waaw dañuy taaba rek mais ñoom état bi ñoom ñoo ñu mën a subventionné jàppale ñu xool booy ci amul carte grise ñu lijjante leen carte grise booy si amul permis ñu woo leen defaral leen permis xam nga mobiliser gars yi booy ci amul casque sax ñu jënd ay casque jox booy ne leen sol leen parce que moom mooy seen sécurité waaw mooy sécurité tamit client bi ngay yeb. tey gis nañ ne léegi sax jeunes yi léegi ñuy commencé sol ay casque parce que koo si gis mu ngi sol casque si Dakar mu nekk nag loo xam ne tamit sensibilisation bu baax la woon ba état bi def na ko yéen tamit ngeen jëfee ko tey yéen doon joxe solution tey si lu jëm si wàllum livraison lan lay doon lan ngay wax état pour mu def ko. ah man de sama xalaat laa wax quoi wax dëgg fa yàlla. gis nga état bi moom mooy lan daf ñu war a dooleel même bu fekkante ne cag-cag yi dafa am benn charte boo leen di teg comme nga bàyyi leen ñu liggéey nga wut ay code scanner yoo xam ne tey chaque fin de mois war nga mun a déposer benn 10 000 foofu boo déposer 10 000 boo fayee gars yi dinañ xam ne fay nga ñu jàppale la xam nga policiers yi mun la may jàmm ci kaw tali bi nga mun a liggéey waaw parce que fii cag-cag yi bëri na boo xoolee tey cag-cag bu nekk tey chaque fin de mois boo ko doon scanner 10 000 francs muy dem ci keesu état bi loolu c'est des millions et des millions xaalis bu jeex ba xaalis bu dul jeex la léegi nag loolu la ñu état war a jàppalee xam nga parce que sonn nañu tamit da ngay xëy liggéey sa première course ngay am 2000 tourné jàkkaarloog alkaati bi mu jàpp la xam nga di la fayloo ay 6200. ndax yéen seen problème majeur moom mooy alkaati yi. waaye non suñu tali bi moom suñu problème majeur mooy alkaati yi à part alkaati yi jafe-jafe yi ñuy jàkkonteel mooy genre xeetu tata yeeg xam nga yéen xeetu carapit yi soxor yi gars yi ñoom duñ la may dara waaw dañuy njëkkanteeg yow miy cag-cag bi dañuy njëkkanteeg yow des fois gis nga choc yu bëre yu fi am ay tata yee koy créé yeeg ak yenn carapit yeeg njaga njaay ñoom ñoo koy créé si kaw tali bi noonu rek la demee grand dama d'accord si bu baax si solution bi nga joxe parce que ñun ñëpp ay jeunes lañu te dëkk bi ñu ñoo ko moom te lu ñuy wax rek lu ñëpp bokk kenn mënu ko séddoo donc dañuy xool lan mooy solution yi parce que takk der yi déjà ñu ngi si tali bi di def seen liggéey mais amaana na sonal nañu ñi nga xam ne ñoom ñooy cag-cag yi léegi comme li nga wax ni léegi bu nekkee ne cag-cag bi nga xam ne tegu na si yoon yor na këyitam yëpp war na mun a am benn bureau boo xam ne fa lay déposer li nga xam ne moom mooy paiement bu muy fay chaque fin du mois comme ça ñu laaj la benn 10 000 waaw bu ñu la laajee benn 10 000 yow 10 000 boobu noonu commande nga moom moo lay dimbale ba policier du la jàpp si tali bi loolu solution bu normal la kon loolu tamit ñu ngi ciy woo état du Sénégal mu réfléchir si côté boobu nan ndax ñii tamit si doomu réew mi lañ bokk ñu nekk ay jeunes amuñu emploi créer seen bopp emploi état war na leen mun a accompagner si li nga xam ne ñoom la lañ bëgg ndax ñoom ñi kat lépp lu ñu daw dépense lay doon seen kër ñu ciy fay location ñu ciy fay courant nan nga ciy dundee sa journée. waaw journée bi daal ñun daal dañuy sabablu rek parce que da ngay xëy yow doo xam loo xam nga yow da ngay toog di liggéey loo xam ne gisagoo ko parce que yow da ngay toog ci arrêt bi rek di sabablu di xaar yàlla ba client ñëw xam nga waxtaan ak moom ci njëkk ak teraanga xool fan la jëm nga yóbbu ko nànk xam nga sécuriser ko mooy lan jox ko casque mu sol xam nga ànd ak moom dawal ko nànk ba fu muy yegg xam nga mu fay la nga ñëwaat toog. mun nañu xam à peu près ñaata course ngeen di am par jour à peu près rek. waaw ça dépend rek comme tey xam nga moom tey mbirum yàlla mënoo ci dara mënoo ci wax dara tey mun na neex tey mun nga ñëw am benn 10 courses tey suba nga xëy am ñaari course wala ñetti course ça dépend rek xam nga dëkk bi fu muy toll gars yi des fois am na fu muy toll du ñu am xaalis. il préfère dem jëli ji car wala jël BRT bi xam nga moo leen di gënal. parce que dañuy xool ne dañuy sag-cag comme tey yow mënoo yor 2000 francs ba pare
war a dem benn parcelle war a fay jël 2000 francs yi fayee ko doo ko mën waaw weer bi day sori moo tax des fois nag tamit noonu lay méttee suñu bor mun nañu toog ci arrêt bi suba ba ngoon duñu encaissé billaahi yàlla xam na loolu cag-cag nekk na lu dox surtout période bi ñu nekk nii muy période nawet mais nag da ngeen ci faral di daj ay coono parce que taw baa ngi ñëw moto yi day paan ndox mi da leen di sonal yéen nan ngeen di dundee situation boobu waaw mu doon situation bu métti boo xam ne ñun chaque jour dañ ciy jàkkoonteel chaque nawet parce que man 2016 ba léegi maa ngi ci man xam naa si dara bu nawet bi di ñëw sax da ngay dem Colobane dem jënd sa benn ensemble imperméable wala nga jënd ñaar parce que xam nga client bi mun nga yeb client boo xam ne tamit boo buggoo mu tooy mooy da ngay jënd ñaari imperméable jox ko benn nga sol benn waaw da ngay jàkkoonteel parce que dëkk bi fépp ay taa yow xam nga fépp ay taa foo dugg des fois xoolal moto yi doo am sax foo jaar des fois da ngay mujjee toog xaar ba taw bi pare xam nga mun a dox say course waaw te day am ay secteurs yooyu dem am secteur yoo xam ne doo fa dem parce que ndox bi waaw dañuy sonal bu baax. bokk na tamit jafe-jafe goo xam ne yéen a ngi koy dund seen diggante ak étranger yi nga xam ne ñoo nekk si réew mi di def cag-cag ñenn ñi ne ñooñu amuñu droit def cag-cag ñenn ñi ne ñii nii kat dañ leen war a teg si yoon ndax état mi leen jox ay kayit comment waru leen war ay jox ay kayit yow lan mooy sa jàngat si loolu. Man de sama jàngat mooy lan gis nga yow man état booy dooleel yow sa doomu réew nga war a njëkk dooleel waaw parce que boo xoolee ñii tey yow boo demoon seen dëkk yow amoo droit sax def fa transport yi bu ñu waxantee dëgg waaw ñoom dañuy jóge seen dëkk dawal moto bi ba fii comprendre nga ñëw commencé cag-cag waaw duñ doon ñaan nag état mu jàppale ñu si parce que ñun jeunes yi fii nii boo xoolee cag-cag bi gisatuñ si suñu bopp ndax étranger yi ñëw nañu accaparer lépp boo xoolee koor yëpp budul si moto rek ci koor yëpp ak nañ ko waaw moo tax nag dëkk bi metti si jeunes yi te ñoom boo xoolee participer wuñu dara ci luy doxal dëkk bi économie dëkk bi voilà léegi nag état war na ci mën a jël ay motuwaay teg leen ay sart yoo xam ne tey ñoom dañ koy fay waaw parce que ñoom dëkkuñu fi ñun ñoo fi dëkk waaw mu jàppale ñu si bu baax xam nga dooleel ñu ñun ñuy doomu réew mi xam nga soxla nañ ko trop wër na yàlla parce que cag-cag bi tar na wër na yàlla jàkko jafe-jafe yi ngay jàkkonteel ci tali bi yow chaque jour yow sa baxan ci xottu gerte lay nekk chaque jour parce que dëru amul protection amul dara tey boo mbëkkee da ngay gaañu buñ la mbëkkee nga gaañu wër na yàlla moo tax xam nga war nañ ci mën a dooleel sensibiliser ñu waxtaan ak borom oto yi tamit xam nga wax leen ne borom dëru yi tamit fii lañ dëkk ci tali bi lañ bokk xam nga ñu ñuy dawal yërmande tuuti waaw loolu moom soxla nañ ko trop. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk yi ak ñiy seetaan ak ñuy seetaan yëpp maa ngi leen di nuyu di sant ak gërëm leen wax dëgg fa yàlla liggéey bi moom ñu ngi si gis suñ bopp ndax nit boo nekkee si dara di si feccee soxla te utoo feneen dimbal da ngay sant yàlla lii nag ñu gën see góorgóorlu gën koo jox cër tali bi nag am na jafe-jafe bi mooy suñu diggante ak policiers yi oto yi sax am na jafe-jafe mais garaaw neex naa seet noo koy neex naa lijjanti jàll mais policiers yi ñooñu sonal goo xam ne daal métti na trop buñ la jàppee 5000 ngay joxe wala ñu yóbbu la commissariat nga joxe 6000 léegi nag loolu nag dafa métti trop ci ñun bu ñu sañoon état daal ooye falal ñu ko bañ mën see gis suñu bopp loolu daal la ñuy ñaan si état bi boo ko mënee daal nga moo ñu gënal. yéen yeneen a ngi lijjante li nga xam ne moom moo jëm si papier yi ñu leen laaj. waaw ñu ngi koy lijjanti nag mais xam nga comme li ma la wax rek dafa seer goo xamante ni mënoo ñëw amagoo fi benn weer am xaalis boo ko lijjantee du yomb carte grise da nga ci def 75000 nga doog a dem si assurance doog a dem si permis lu mu dee da nga ci def 150000 te loolu yëpp yaa ngi dajale matalagoo ko kon buñ la si jàppee dañ lay teg si yoon rek waaye buñ sañoon mu oyof daal moo ñu gënal. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm. waaw maa ngi leen di nuyu waa ITV yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm ci jotaay bi. Omar lan mooy liggéeyu livreur. bon ñun nag suñu liggéey moom mooy fexe ba jotale ci yenn kii am na loo xam ne lu bëri oto mënu ko def nit mënu ko dox ñun rek ñoo ko mën a def ci temps bi nga ko bëggee ak ni mu waree mooy nga am soxla fenn ñu dem yónni ñu fa ñu dem jëlil la ko indil la ko wala nga am soxla bu yaakamti nga ñëw jël ñu suñ moto ñu takkal suñuy casque yóbbu la foofu ci nu mu gën a gaawee ñëwaat taxaw waaw. gis nañ ne jamono gi yéen a ngi nekk au centre si bépp activité bu nekk si réew mi muy commerçant bi da leen di soxla waaye tamit ki toog këram bugg def livraison tamit da leen di soxla même kuy jënd añ sax da leen di soxla nan ngeen koy dundee. bon ñun buñ xëyee ñoo ngi toog chaque jour ku ñu woo ñu dem doxal la seen livraison ñëw
waaw mën nañoo génnee sax des fois suñu xaalis defal la li nga bëgg après bu ñëwee nga fay ñu waaw ci nu mu gën a gaaw te doo sonn doo génn sa kër doo dem fenn waaw. mbaa doo leen am jafe-jafe si tali bi. waaw jafe-jafe nag moom am na tamit taxaw na bëri am na ñenn ci ñun këyit yi war dëgg amaguñ ko waaw te ñu ngi ci woo état bi mu jàppale ñu ci loolu waaw. deuxièmement bi tamit mooy comme yenn soog yeeg yooyu noonu yi ñuy def day xaw a metti ak tali beeg yooyu noonu moto moom lu ko daane dafa yomb waaw jafe-jafe yooyu daal la ñu am ak. mais soog yi lan moo koy faral di indi. am na yenn yu ci bëri presque ci ñun la am na yenn dawalkat yoo xam ne si nit ñi dawalee baaxul parce que boo yoree moto moom sa xel fu mu tourné rek nga bëgg faa tourné fekk tali bi demeewul noonu tali bi daa am na muy doxee waaw. est-ce que jotul tey yéen ñi nga xam ne yaa leen di dawal moto maanaam ñeen changé yenn comportement yi parce que xam nga Dakar dafa xat tey ku fi dawal ku ne rek war nga mun a yar sa bopp ba nga xam ne doo lor sa bopp. waaw loolu moom dëgg la loolu moom chaque jour ñu ngi ciy waxtaan di xool ay solution parce que léegi sax xaw na tane mais comme bu njëkk ba parce que léegi ñu ngi xool li nga xam ne si suñ problème la ñun ñoo koy def yenn erreur la ci ñun la ne ñu koy jéem a rectifier di ko jéem a changer waaw. ñeneen ñi nag ndogalu yàlla lay noonu parce que tali moom xam nga bu ñëpp di dawandoo bu ñu àndee taxawandoo rek ay yooyu noonu problème yooyu mën naa am mais nag yow moom yàllaa ngi ci def sutura bu baax mais yi nga xam ne si problème la te ñun ñoo koy causé moom ñu ngi ci taxaw bu baax ci ko jéem a saafara incha allah. dégg naa nag problème bu ëpp bi ngeen am nag yéen ak takk der yi yéen daal ak takk der yi day mel ni. comme ay xajam muus daal. nan la demee noonu. bon problème boobu moom problème bu suuf la du li jaax ci kaw mais nag waaw ñu ngi ñaan suñu frère yooyu nga xam ne. ñoo bokk tali bi. xam nga ñuy gën di muñlante di gën a jàppalante quoi. wax dëgg fa yàlla ñoo bokk tali bi. yéen tamit ay daankatu doole ngeen ay jàmbaar ngeen. billaay te da ngeen yor kër quoi ñu yónni leen yàkkamti leen. loolu noonu la fa demee nag te ni ngay gisee borom cag-cag yi foog na duñu ay responsable fekk yor nañ kër. suñ moto yi yàlla xam ne ñu ngi ci yor ay kër yor suñuy njaboot yor suñuy jabar waaw. dëgg la mais yaa ngi siy gis sa bopp bu baax si liggéey. waaw maa ngi sant yàlla de mais temps yi moom affaire xaw na dëgër de. waaw mais nu mu demee noonu. moom a jaaxal. wala réew mi neexul fan yi la rek waaw noonu la demee daal. léegi ban message ngay wax sa mbokku cag-cag yi. waaw ñu gën a vigilant seen bopp rek gën a moytu xam ne moto moom loo dajal tamit bu daa gaañu dee am amaana yow yaay njëkk a gaañu wala yàqule bu dee am yaay njëkk a yàqule kon nag yow yaay def telle sorte que ngay sóoraale sa bopp di moytu di daw nànk waaw di def nànk di sóoraale xam ne àdduna yamut ci benn fan waaw loolu laay conseillé sama. am na problème bu ñu may faral di signaler tout le temps nee nañu yéen doomu réew mi am na ñeneen ñoo xam ne dañ leen rax si li nga xam ne mooy liggéey livreur bi ñoom tamit ñëw occuper marché bi ba nga yéen ñii sax pour ngeen am client sax problème la nan ngeen koy dundee. waaw loolu moom am na. loolu moo am na bu ne woon sax ñoom niñ koy doxalee ñoom noonu lañ koy doxalee problème du am mais ñoom dañuy ñëw fekk ñu fixé dara di dox ci loolu di daw ci loolu ñu gën a wàññi loolu di dawee noo xam ne boobaa dañuy yàq marché bi te loolu day am ci marché yëpp mais suñ côté moom la ëppee loolu moom mi ngi ñuy yàqal bu baax a baax a baax a baax waaw. pour yow la mooy saafara bi. saafara bi mooy état bi loolu moo ci war a jug parce que sa doomu réew di liggéey dara. boo demee réew mu mel ne Rwanda étranger du fa dawal ay moto yeneen réew yu bëri tey bu ñëwee fii ñu may leen ñuy def loolu nañ ko teg ci yoon di xool ñun ni ñuy doxalee ñu doxalee ko noonu bu ko defee ñu mën a bokk liggéey bi mën a baax waaw te bu yàqul ñun la yàqul parce que bu yàqul ñoom dañ ko fi bàyyi dem nekk seen yeneen affaire wala ñu ñibbi wala ñu def yeneen ñun ñoo fiy des waaw loolu la daal. tey doo amoon gisanteeg ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngeen gisante yéen ñaar ñi taxaw. mu lay laaj si li nga xam ne mooy soxlawu livreur yi yow lan nga koy tontu. bon li ma koy tontu mooy mu jàppale ñu defar ñu loo xam ne si danañ am ñëpp danañ mën a am seen i kayitu bopp moto buy wàccati ci réew mi dana mën a àndaale kayitu boppam. ngam bu ko defee moto yi amul kayit danañ ko mën a rocc nànk-nànk bu mu génn ba jeex ñun suñ bopp kayit yi ñuy bëgg ñu yombalal ñu. Moi c'est Crintus. Crintus Alezo, je suis de la nationalité centrafricaine. Centrafricaine. Oui. Donc, pourquoi vous avez choisi ce métier? J'ai choisi ce métier en tant qu'un étudiant en génie civil. Je fais cours du soir et je ne travaille pas avec le temps partiel. Oui. C'est un temps potentiel, quoi. En temps plein, quoi. Okay. Donc, du coup, j'ai choisi de faire tchak-tchak vu que dans la journée, je ne fais rien à la maison. Donc, je suis obligé de sortir sur la route pour chercher un peu, quoi.
Ça vous permet de payer vos études, mais aussi les locations et vos factures. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je fais ça pour m'aider à payer mes factures et certains trucs à mes besoins. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais comment ressemble une journée de travail de tchak-tchak ici à Dakar? Bon, je dirais que la journée du tchak-tchak ici au Sénégal, je trouve que c'est un travail qui est bien et c'est impeccable. Bon, c'est un peu pénible, mais faut sortir sur le soleil pour chercher à gagner le gain de cause, quoi. Donc, bon, la difficulté qu'on rencontre souvent ici à Dakar, c'est concernant les autorités, les policiers. Donc, par exemple, moi, je suis un étranger, donc j'ai pas assez d'expérience au niveau du tchak-tchak. Je viens de sortir récemment. J'ai payé la moto et les papiers ne sont pas encore disponibles et j'ai un peu de difficulté sur la route. Donc, à chaque fois que les policiers m'interpellent et ils vérifient la carte grise. Et pourtant, moi, j'ai mon permis. Donc, s'ils m'arrêtent et j'essaie de leur expliquer que je viens de payer la moto nouvellement et ça aussi, ils n'essaient pas d'être indulgents envers moi. Donc, par rapport à, ils vont me dire que non, si je ne suis pas en règle, je vais essayer de payer certains trucs, quoi. Mais est-ce que vous êtes en règle? Vous avez tous vos papiers? Bon, la moto n'a pas encore duré. Ça n'a pas encore fait un mois, donc le papier n'est pas encore disponible, la carte grise. Donc, je suis encore... c'est en cours de route, quoi. Ok. Donc, dans la journée, vous avez des problèmes avec les policiers sur la route tout le temps? Oui, c'est un peu ça. Bon, si je connais la localité où se trouvent les policiers, si les clients viennent et ils me demandent d'aller les déposer au niveau de, genre dans un tel endroit, et si je vois que là-bas, dans cet endroit-là, il y a les policiers là-bas, moi, je ne vais pas là-bas. Mais maintenant, on voit que certains jeunes qui conduisent les motos tchak-tchak ne respectent pas les codes de la route. Donc, en tant que jeune, toi, est-ce que ça t'arrive de brûler les feux ou bien de faire des choses qui ne sont pas en règle ici au Sénégal? Bah, au niveau du code de la route, moi, je vais mettre un peu de l'accent sur ça parce que, personnellement, moi, j'ai mon permis. J'ai fait le cours du code et la conduite. Et je respecte la notion de la priorité. Par exemple, ici au Sénégal, ce n'est pas seulement les tchak-tchak seuls, même les voitures. Et souvent, ils ont l'habitude de brûler le feu. Quand tu vois, on parle de la notion de la priorité. Souvent, quand on sort sur la voie, tu peux voir une voiture, elle clignote à gauche et puis elle rentre à droite. Ça, c'est pas logique. Et ce n'est pas seulement les voitures. Bon, je parle en général. La conduite en général ici au Sénégal. La notion de la priorité n'est pas respectée. Donc, ce qui fait que au niveau de chaque intersection, là où il y a les policiers, normalement, ils devaient interpeller ces gens-là. Ça, c'est de l'incivisme. Ce n'est pas bien. Parce que si, par exemple, le feu n'est pas encore vert, toi, tu viens, il y a certaines personnes, certaines voitures qui sont en priorité, toi, tu viens, tu brûles le feu. Et si tu passes devant là-bas, tu peux créer un accident. Ça, c'est pas bien. Donc, les policiers doivent interpeller ces individus-là. Si lorsqu'ils brûlent le feu, normalement, ça devait leur porter préjudice. On les arrête. Et puis comme ça, ils vont payer, une pénalité. Donc, c'est ce que je peux dire concernant la conduite au Sénégal. Mais ça vous arrive pas d'avoir des problèmes avec les automobilistes sur la route? Oui, parce que les motos tchak-tchak là et les véhicules ont toujours des problèmes sur la route. Bon, ça m'a pas encore arrivé, mais une fois, si je dis oui, une fois, ça m'a déjà arrivé une fois. La dernière fois que j'étais sorti, il y avait une voiture qui était derrière moi. Moi, j'étais devant. Parce qu'à chaque fois, moi, je regarde
mes rétroviseurs de gauche à droite. C'est lorsque moi je vais traverser. Ce jour-là, j'étais en avance. La voiture était derrière moi. Maintenant, quand la voiture venait, il y avait une voiture qui passait. La voiture qui passait là, c'est elle qui était en priorité sur moi. Et j'étais arrêté. Maintenant, la voiture était venue en pleine vitesse et elle est venue me heurter derrière ma moto. Bon, après, quand je vois le truc là, c'était pas grave. Et j'étais un peu compréhensif et j'étais indulgent envers la personne. Et on s'est essayé de parler, échanger, et puis on comprenait tous les deux. Et puis on faisait notre chemin, quoi. ngeen gis ne réaction yi nga xam ne cag-cagmaan yi am nañ ko si seen wàllum liggéey muy métier boo xam ne jeunes yi bëri taamu nañ ko jamono jii si réew mi mu nekk liggéey boo xam ne ñoom ñooy jëli colis yi di yóbbu colis yi waaye tamit di jël marchandises yi di ko yóbbu un peu partout à travers Dakar mais dans le pays mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne jeunes yi bëri taamu nañ ko ñoom seen diggante clients yi tamit ñu leen di laaj li nga xam ne moom mooy métier wu cag-cag lu tax ngeen taamu ko lu tax ngeen taamu di jël ay moto doo leen di déplacé wu. waaw ndax Dakar da nga gis ne Dakar dafa xaw a xat. c'est un peu étroit. te pour nga mën a def say courses rapidement il faut nga utiliser li nga xamante moom mooy 2 roues. te loolu noonu dafay permettre nga gagner du temps ndax dañuy wax ne le temps perdu ne se rattrape jamais. kon du coup soo ko utiliser loo waroon a def si li nga xam ne moom mooy 4 roues soo waroon a def 2 heures de temps li nga xamante moom mooy 2 roues di nga def benn 30 minutes wala benn 20 minutes bii nii nga àgg fi nga xamante foofu nga jëm vaquer à tes préoccupations. moo tax ñuy taamu li nga xamante ni moom mooy 2 roues bi nga xamante ni boobaa soo ko utiliser rek dina raccourcir sa temps te dina la permettre tamit nga mën a def yeneen courses yi nga xam ne soo jëloon 4 roues bi doo ko mën. ok mais tey comportement yi ñuy gis ci tali bi nga gis cag-cag boo xam ne day bourler feu bi du respecter code de la route comment nga du respecter yenn normes yi nga xam ne état moom la teg moom mooy sol leen cax comment nga yor leen assurance yor leen carte grise loolu ban jàngat nga ci def yow. waaw c'est énervant moom ci côté boobu noonu ndax Sénégal soo jàppee benn cag-cag man sax da ngay dégg mu ne man damay daan doole mais daan doole dafa war a fekk nga respecter li nga xamante moom mooy règle yu ñu mettre en jeu ki nga xamante ne moom mooy gouvernement bu fi nekk nii nga xamante ni président de la république Bassirou Diomaye Faye moom moo ko jiite ki nga xamante moom moo loon premier ministre bi di Ousmane Sonko am na benn règlement bi nga xamante ne mettre nañ ko en jeu pour jéem a régulariser secteur boobu noonu mais da ngay gis ne à tout moment dafay am ay failles xaw ma sénégalais ci boppam moom moo nanguwut conforme ak règles yi nga xamante moom la ñuy mettre en place te suñ la jàppee après ngay victimiser wu xaw ma naka la fa demee xaw ma si nu autorité tamit ñoom ñooy jéem a am ni nga xamante dinañ ko commencer mais duñ ci jéem a accentuer wu. du am continuité quoi. du am continuité te loolu noonu yëpp dañ ko war a xoolaat bu baax a baax réforme bi nga xamante ne ñu ngi ko doon def si secteur boobu noonu dafa nekkoon lu am solo nga gis ne cag-cagmaan yi dinañ am li nga xamante ne moom mooy seen papier légal. ba nga xamante ni boobaa fu ñuy dem dinañ mën a xam ne kii nii cag-cag la mais da ngay gis ñi nga xamante ni duñ ay cag-cagmaan mais dañuy jéem a mbuboo li nga xamante ni moom mooy secteur boobu noonu ngir def ay ñaawteef mais suñ gisee ne yow mi ne am nga papier yu légal boobaa suñ la téye tamit dinañ xam ne yow mi ne am nga papier yu légal dinañ la bàyyi soo ko amul nag ñu xam ne yow mi ni bokkoo ci secteur bi da nga ci juux rek kon réforme boobu noonu ñu loon def dafa nekkoon loo xamante ni lu am solo la mais jusqu'à présent gisuñ continuité bi nga xamante ni am na ci te loolu noonu dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax lu ñuy wax rek sénégalais moom commencé la man mais manut yeggali mais gis nañ tamit taaru dëkk bi tali bi ci la bokk te gis nañ indiscipline bi nekk ci tali bi ba ñu bëri dañuy def naka sudul noonu tey automobilistes yi ñu ci bëri lu ñuy kaas moom mooy seen rétroviseurs yi bëri moto cag-cag yi toj yàq nañ ko tey nan lañ mën a def état nan la mën a def sensibiliser doomu aadama yi sensibiliser ñi ngi nekk ci tali bi ba su ku ci nekk respecter normes yi nga xam ne ñoom lañ teg. mais gis nga côté boobu noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy cag-cag maani wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk les automobiles ñoo ñëpp a yem. fii Sénégal fii nii presque éducation routière moom moo fi xaw a manqué da ngay gis benn bus Tata wala nga da ngay dox yow ci route bi sax nga gis koo xamante ni mu ngi dévier à droite war a dévier gauche mu dévier à droite loolu est-ce que cag-cag maan bi la wala oto borom oto bi la kon am na li nga xamante ne code de la route muy cag-cag maan bi muy ki nga xamante dafa nekk chauffeur ñoom ñooñu ñëpp dañ ci war a conforme ba nga xamante ni boobaa dinañ am satisfaction ndax réew bi ñun ñoo ko moom du président de la République Bassirou Diomaye Faye wala premier ministre wala keneen ak keneen ñoom ñoo war a ñëw defar ko mais ñun dañuy wax ne bay sa weewu tànk
kon nag dañoo war a defar ñunu sunu réew soo déggee ñu ne la Japon mu ngi développé discipline moom moo tax discipline nga dem feneen ak feneen ci pays développé yëpp ay Chine ay Corée tout. benn pays mënut a développé sans la discipline kon di ko ñin ñoo war a xoolaat de façon intérieure defaat benn introspection ba xam ñin ñooy kan ñoo mën a développé suñu réew ñu développé ko mais cag-cag man bi da ngay gis mu doublé benn côté nga wax mu saaga la ndey daw dem yow tamit sa xol bon ci da ngay gis pas mal munoo toog 1 mois wala 2 mois boo gisul ne benn tata fiir na benn cag-cag man wala accident am na si cag-cag man bi wala leneen ak leneen kon ñoom da ngay gis fu xat sax fu étroite ñu ne dinañ fa jaar des fois da ngay téye sa gémmeñ sax te loolu noonu yëpp ñoom tamit dafa war a am li nga xam ne sénégalais bi si boppam en tant que sénégalais en tant que patriote am na ni nga xamante ne da ko war a doxee am na ni nga xamante ni tamit war na ko jëmalee réewam ndax su ñuy wax patriote mooy bëgg sa réew te soo bëggee sa réew am na yi nga xamante ni quel que soit alpha même suñ la gisul même fekkee guddi la gisuñ la ci yoon boobu noonu sax war nga sàlloo respecter li nga xamante moom mooy code routier ba nga xamante ni boobaa soo demee yow sa xel dina dal mais ngay def li nga xamante ne da ngay dégg sénégalais dañuy wax ne mbedd bi mbeddum buur la kenn moomut ko mais loo xamante ni ñëpp ko moom état kañ c'est nous dañ ne chef de l'état kooku moom moo jiite ñëpp mais l'état c'est nous kon ñin est-ce que suñ gérer wut suñu bopp est-ce que kon dinañ am keneen ki nga xamante ne dinañu mën a gérer soo demee Japon du président bi wala ni mais nit ñi si boppam population bi si boppam ñoom ñoo gérer seen bopp ba pare état bi mën leen di ñëw accompagner. dëgg la bokk na tamit si lu ma seetlu si cag-cag maan yi bëri na si ñoo xam ne dañoo correct mais bëri na ñoo xam ne tamit wax dëgg yàlla li livreur mer en Europe wala dans les pays développés meluñu ko maanaam déguisement yi ñuy sol bu ñuy ñëw dañuy mel ni nit koo xam ne day ñëw di agresser sa kër wala affaire yooyu noonu quoi est-ce que jotul tey livreur bi wala cag-cag maan bi changer un peu de comportement comment nga commencer maanaam di defaru ba correct pour mun a di am accès si yenn yi parce que tey bu nekkee ne livreur bi dañ ko jox des papiers administratifs pour mu mun ko yóbbu si ay bureau est-ce que kooku dina mun a am accès à l'intérieur. mais loolu noonu yëpp formation man jàpp naa ne livreur ku koy def da nga war a nekk benn personne bi nga xamante ni on doit te former ba nga xamante ni boobaa di nga mën a am benn connaissance bi wala benn compétence bi dans ce domaine là mais jug un jour rek ne man livreur la loolu soo demee ci pays développé livreur du n'importe qui moom moo koy nekk kon dafa am li nga xamante dañ ko war a structurer mais jug nii rek am sa xaalis wala am sa moto rek ne man livreur la xamoon naka lay demee lu la neex nga sol mais livreur dafa war a clash ndax ku nekk ngay dem mun nga dem livrer ministre mun nga dem livrer ki nga xamante ni moom mooy DG mun nga dem livrer ki nga xamante ni moom mooy imam ñëpp mun nga leen livrer kon kooku noonu dafa war a am tenue comme yow mi nga xamante ni da ngay liggéey si entreprise ndax moom si entreprise lay liggéey ndax si loolu lay gagné li nga xam ne moom mooy vie am kon di ko secteur bi war nañ ko xoolaat bu baax a baax ñu xool naka lañ koy réformer ba nga xamante ni livreur soo gisee comme nooy gisee taximan bi xam ne kii nii taximan la war nga gis livreur bi xam ne kii nii livreur la nga xam ne boobaa dina conforme avec les règles yi nga xamante ni imposé nañ leen ko li nga xamante ni loi bi imposé na leen ko ñu dox si ku si mënta dox nag ñu écarté la ndax développement moom munoo ko def ba pare ne ñëpp dina leen neex. dëgg la kon di ko am na ni nga xamante ni. mais jotul tamit ñoom ñëpp comme taxi nu ñu mel si ay couleur nga xam ne foo gisee zone noire rek nga xam ne lii taxi la est-ce que jotul tamit livreur yi tamit ñu identifier leen si ay couleur yoo xam ne day tax sax loolu di taaral dëkk bi. waaw loolu moo tax ma la doon jox exemple noonu di la def benn métaphore si taxi ndax livreur suy sañce da ngay gis taximan boo xamante ni su génnee da ngay gis ne dafa classe wala nga gis otom bi xam ne lii ni zone noire taxi la da nga koy arrêté soo gisee seen matriculation bi ndax taximan boo gis rek si portam bi nii am na li nga xamante ni licence buñ fay def mais livreur yi loolu noonu yëpp war nañ ko am nga xamante ni dinañ réglementer dëkk bi mais jug yow mosoo comme man mii rek jugee koo village ñëw fii nii xaw ma town bi nu muy doxee noonu rek jënd sama benn moto rek ne damay livrer xamoo naka lay demee jàngaluñ la code de la route jàngaluñ la dara après yow yaay dévier soo ñëwee fàdd nit ki wala nit ki fàdd la nga am problème sa famille tamit duñ nekk famille bi nga xamante ni mun nañ la faj après mun nañ la dimbale problème yooyu noonu yëpp après nga koy dund léegi am na yi nga xamante ni suñ bëggee mu développer dañuy formaliser lii bi informel bi surtout baax na mais am na secteur yi nga xamante ni dafa nekk li nga xamante ni lu sensible la ndax loolu dafay incarner la vie d'une personne ndax soo nekkee ci tali bi nii da ngay dajeek oto yi da ngay dajeek moto yi da ngay dajeek lépp ak lépp kon lépp li nga xamante ni ci transport de manière générale war nañ ko réformer at xool bu baax a baax livreurs yi nag ñu ngi gagner seen vie loolu lu baax a baax la moo gën ñu dem sàcc wala ñuy jaay leneen ak leneen lu bon ak loolu loo xamante ni suñu société nanguwut ko comme ñu ngi lii na leen ci état bi accompagner ba nga xamante ni dinañ ci mën a am satisfaction.
léegi ñu ngi suñu émission Daan Doole émission bi di waxtaanee métier profession ñuy wax tamit point bu am solo moom mooy tey accident yi nga xam ne day faral di am si tali bi bëri na nag moto cag-cag yi nga xam ne dañuy faral di am accident si tali bi mais tey bu accident amee nan lañ mën a def ba premiers soins yi ñu def ko ba nga xam ne nit ki commande nga du ñàkk bakkanam si tali bi. waaw man sama xalaat bu gàtt mooy su accident amee ci tali bi ci li ma xam mooy que ku jàngul lu ñuy wax premier secours wala premier soin waroo laal accidenté bi léegi man mon avis mooy par exemple si obtention de permis de conduire ñu boole si formation de premier secours pour au moins que la majeure partie des conducteurs mun a am les atouts nécessaires pour mën a secourir kenn avant que les sapeurs ou bien un médecin assermenté ñëw secourir ko loolu mooy idée essentielle pour réduire la marge de décès ou bien de cas grave de cas critique léegi nag loolu su ko si ñii di def accréditation permis de conduire yi wala ñii di def formation permis de conduire yi ñu boole si aussi la formation du premier secours ou bien du premier soin loolu dina tax comme ça su accident amee ñu mun a wàññi au moins en fait les dégâts si dégâts corporels yi wala bon moor yi. yow ban organisation nga jàpp que ne cag-cag yi livreurs yi war nañ ko mën a def pour li ni mel bu amee ñoom tamit ñu am si taxawaay. bon organisation bu ma jàpp ne livreurs yi wala bon dawalkatu cag-cag yi la ñu war a def mooy que déjà qu'il se constitue en association. xam na que par exemple s'il y a un problème bi nga xamee ne que war nañ ko mën a régler parce que dañuy naan par exemple mbooloo mooy doole nit ki kenn wala bon une poignée de personnes mënuñu lijjanti dara mais si ñu nekkee benn groupe bu consistant ba nga xam ne war nañ mën a régler seen problème nañu def benn groupe bu consistant boole ci nag discipline aussi parce que tamit bon xam nga discipline bi moom mooy tax waaw mooy tax li ngay wut nga am ko parce que lu la yar mayul ne gënaa ne moom yaradi ko moom mënu la ko may léegi dañ ci boole discipline gën a organiser wu xool naka la ñuy organiser seen secteur parce que secteur bi nga xamee la c'est très productif pour le dire en fait am na productivité day fay daal comme ni ñu koy waxee léegi nag bon war nañu gën a organiser wu mais nañ ko boole ak discipline boole kook aussi rigueur parce que tamit rigueur mooy tax tamit nit ñi respecter li ngay def soo si boolee rigueur léegi nag loolu suñ ko defee ba organiser wu rek foog naa ne lu ñuy yóotu dinañ ko mën a jot parce que tamit bon xam nga rek ni ñu koy waxatee rek loo yóotu rek soo si farloo jot ko quoi. mais si wàllum formation bi est-ce que jotul tey ñoom cag-cag yi seen organisation bu ñu ko xasee ba teg structuré ko mu nekk association tey est-ce que jotul ñu liggéey en étroite collaboration ak ñi nga xam ne moom mooy la police nationale pour lu jëm si wàllu formation yi ak waa sapeur pompier yi pour premiers soins yi ni muy demee. waaw gis nga association sax soo ko defee da ngay jaar sur les moyens légaux ba pare parce que su ma nee moyens légaux mooy da ngay jaar fi nga war a jaar di nga jaar ministère de l'intérieur parce que da ngay am li ñuy waxte benn récépissé pour association loolu aussi tamit da ngay am charte ak statut loolu soo ko defee association loolu lay kii loolu boog soo ko defee déjà rek police dina la reconnaître yenn structures yi nañ la reconnaître léegi maintenant bon dañuy travailler en étroite collaboration d'accord mais comme police reconnaître nañ mais pour man avec ministère des transports parce que ministère des transports ñoo ci gën a mën a jàppale nit ñi surtout ñi siy liggéey ñi yëngatu ci transport que ça soit transport marchandise que ça soit transport humain nit ñi soo leen transporter rek ministère des transports ñoo ci gën a mën a dugal seen loxo pour mu dox léegi nag ñoom suñu waxtaanee par exemple déggoo si ay charte teg seen statut bi nga xam ne état bi bon l'état nangul na leen ko ñoom tamit ñu xam ne que charte bi ñu teg ñoom dinañ ko respecter yaakaar naa ne que day gën a yomb daal parce que yëpp la mooy daal xëccandoo ak dóorandoo la rek xam nga suñu xëccandoo dóorandoo rek affaire bi dem ban message ngay jox seen yi nga xam ne ñoo nekk ci métier boobu. waaw ñu nekk ci métier bi di daan seen doole dama leen di wax ñu gën a góorgóorlu bi ñuy gën a góorgóorlu ñu boole ci tamit yar en fait parce que ça dépend xam nga soo nekkee ci métier bi da ngay dajeek n'importe quel genre de personne nit bu ne da ngay dajeek façon bu ne léegi yow yaa mun a waaw ba pare sa tempérament quoi ni ñu koy waxee sa habitude nga kii ko nga waaw comportement bi nga yor nga mun ko vraiment tempérer nga xam ne que par exemple li nga bàyyi sa kër mun naa wut ak li ngay daje ci mbedd bi mais yow da ngaa dem wuti te sa kër nga koy yóbbu li ngay daje ci mbedd bi mun na la yàqal li ngay wuti moo tax yow nga war a gën a mun a yar sa bopp gën a mun a calmer sa bopp après li ci des da nga xam ne àdduna la rek après li ci des day jàll daal parce que liggéey métier bi am nga si yaakaar. waaw am naa ci yaakaar suñ ko organiser parce que mais su nekkee dans le désordre rek bon
day pëccoxoo la daal te pëccoxoo tamit du jur lu bëri quoi. salaamaaleykum man maa ngi tudd Vincent loolu li ma ci mën wax je pense que ñun Sénégalais yëpp xam nañ ko parce que fii ku nekk xam na ne am na ñuy xëy di liggéey am ñuy xëy di trian am ñuy xëy di nekk ci leneen ak leneen donc bu dee côté tali bi dawal côté moto yi surtout pour man bu ñu gënee organiser wu dinañ mën a éviter certaines choses yi nga xam ne day tax tey bépp ñaawteef bu ñëw ñu boole leen ci. ndaw bu jël xaalisam 300 000 350 000 wala 400 000 dem jënd benn Jakarta bëgg cee daan dooleem suturaal ci boppam suturaal ci njabootam bokkul ak ki nga xam ne dafa sàcc moto di ci sàccaat est-ce que comprendre nga donc tey ki sàcc ki yor moto sàcc këf pochetu jàmbur bu rombee benn taximan toj rétroviseur am wala damm pare-brise am bu rëccee taximan bi mën na ko jaawale ki nga xam ne moom dafa xëy di liggéey kii rëcc na ko donc ci kooku lay fayu est-ce que comprendre nga donc je pense que dawal ko moto yi war nañ gën a mën a méngoo gën a mën a déggoo suudoo doon benn parce que tey kii sàcc moto du kenn ku dul dawal ko moto comme yow wala sax sa mécanicien donc loolu tamit lu mot a bàyyi xel la gars yi nañu gën a góorgóorlu ci métier bi cag-cag liggéeyu noble la nit ki soxla dara toog këram wala nga dem jëlal ko yóbbante indi ko wala nit ki bëgg a déplacé wu nga déplacé la ko ci nu mu gën a gaawee non pour man loolu lu ñu war a mën a sant la lu ñu war a mën a supporter la mu jëm ca kaw jëm ca kanam mais pas ñu si def ñaawteef. gis nañ tamit problème mu parking pour denc seen moto yu guddi gi jafe-jafe la Dakar ba tax ne nguur gi wala ñi nga xam ne sa ñoom ñooy municipalité yi war nañ mën a xool nan la ñuy organiser ba am ay parking municipal yoo xam ne ñii di dawal cag-cag dañ fay garer seen moto en toute sécurité lan mooy sa xalaat. loolu nag pour man li ma ciy wax nguur gi tey ku toog di ko xaar mu la defal lépp tey boo demee ba am 500 wala 400 millions jëndee moto war nga mën a sóoraale bu guddi jotee ba ñëpp tëdd. yow ni nga fatoo sa biir néeg tëdd sa moto fan la mën a war a fatu donc pour man am na sécurité yoo xam ne nit ki moo koy jëlal boppam nguur gi bu duñu ko xaar ci lépp loolu laa jàpp quoi. ok yow ban conseil ngay jox jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si liggéeyu càq-càq. waaw li ma leen di conseiller mooy ñu gën a gëm seen bopp rek gën a gëm seen bopp aussi comme sama waa ji lu mu doon souligner tout à l'heure comme côté accident bi et tout ñoom ñoo mën a jàppale seen bopp tey war nañ am benn association boo xam ne tey benn jeune bu defee choc ci tali bi bu ñu wooyee sapeur c'est vrai que dina ñëw mais buñ ko jëlee yóbbu ko hôpital kooku amul lu mu fajoo mais médecin yi duñ ko téye ci hôpital bi donc ñoom war nañ mën a am benn fonds boo xam ne ci loolu la ñuy jël faj ci seen ndaw boobu nga xam ne am na ay blessure wala gaañu na ci tali bi tey booy cag-cag risque yu ci nekk dafa bëri yaa ngi moytu oto yi yaa ngi moytu nit ñi di jéggi passage piéton yi yaa ngi daw policiers yi tamit xam nga loolu pour nga def choc sax day yomb mais quand même waruñu yem foofu nañ def ay organisation même bu dee chaque fin du mois ndaw bu nekk day natt 2000 wala 3000 loolu après si ñoom lay ñëwaat parce que sinon cag-cag maan yëpp dinañ dee ci hôpitaux yi duñ la faj te yoroo xaalis. kon ñàkk sécurité bi ak accident yi si kii yoon bi ndaw ñi war nañ ko moytu. mu nekkoon seen émission Daan Doole ñu doon waxtaanee livraison cag-cag fii si ITV la télé d'ici et d'ailleurs ngeen dégg ñi nga xam ne dalal nañ leen ku si nekk wax na xalaatam si li nga xam ne moom la liggéey bi war a doxee. réew mi nag ñun ñoo ko bokk li nga xam ne moo baax si réew mi jaadu si réew mi rafet si réew mi loolu la ñuy waxtaanee si émission Daan Doole ndax réew mi kat dafa war a jëm kanam te lii jëmale réew mi kanam doomu réew mi la état mun na def wàllam waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi war nañu mën a am comportement bu normal ba réew mi mun a tegu si yoon ndax réew bu bëggee développé si discipline lay développé kon ñu ngi siy woo ndaw yu réew mi ñu ngi siy woo cag-cag maan yi ñu ngi siy woo automobilistes yi ñu ngi siy woo képp koo xam ne mu ngi si tali bi nga sàmmonte ak yeleef yi nga xam ne moom lañ la waraw kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ki nekkoon si caméra bi di Moussa Dia si montage bi di Paul ak Papi si programmation bi di Dami Lay Ndiaye Moustapha Dramé si partie digital yi di xarala bu bees bi di Biba ñu ngi leen di jox dig daje si beneen métier lay doon beneen profession fii si ITV